Bienvenue dans vos sites d'information généralistes VIPpeople.net et VIPinfo.net pour avoir des informations justes et sûres. Su ngeen abonné ba noppi bu leen fàtte bës cloche de notification bi ngir jot beneen vidéo. dal leen ak jàmm ci seen émission bi di Temps Show bi leen di indil récap de la semaine muy émission boo xamante ni lépp luy xibaar boo xamante ni jot na fi jàll ci semaine bi seen émission bi di Temps Show moo leen koy indil kon nag dal leen ak jàmm amis internautes de vos sites préférés VIPpeople.net et VIP Info. koy tàmbalee muy affaire Batiplus di société boobu nga xamante ni kii moo ko jiite muy Christian Chabel société boobu nag gis ngeen semaine bii ñu génn am nay communiqué yu bëre yoo xamante ni gis nañ ko ci presse bi communiqué yooyu nag jógluwuñu ci dara lu dul leeral indi ay la bonne information ginnaaw société Batiplus bu mu jàppee ni que dafa am benn campagne de désinformation boo xamante ni mi ngi doon circuler ci presse bi jëmoon ci seen wàllu société boobu nga xamante ni Christian Chabel moo ko jiite te nee nañu désinformation yooyu jógewul woon fenn ci ku dul Rachel bi ñu tuddee ki ñu dippee Rachel Slay Lati maanaam mu doon seen benn ex employé boo xamante ni mi ngi doon liggéey foofu ci société boobu tudd woon Batiplus moom ginnaaw bi ñu amee benn procédure pénale boo xamante ni société boobu yëkkati woon na ko ci kawam mu nekkoon benn procédure pénale moom nag jógoon na di def ay campagne de désinformation pour réeral askan bi mais ginnaaw loolu nag ni mu koy waxee waa société boobu di Batiplus ñoom it bàyyiwuñu seen loxo croisé wuñu seen loxo gépp nañu ay communiqué ngir indi leeral ci loo xamante ni moo am ñoom jàpp nañu ginnaaw bi seen ex employé boobu defee benn détournement de fonds ci wàllu société bi mi ngi doon génnee benn campagne d'information boo xamante ni jubluwu ci woon dara lu dul porter préjudice ñu nekk ci société bi ngir ay intérêt personnel am ak seen actionnaire pour porter leen préjudice mais jàpp leen ni que moom Rachel Slay Lati di seen ex employé nekkoon ci ginnaaw yooyu taxul waa société boobu di Batiplus def nañu ay communiqué indi leeral xam na ni que société boobu ñooñu ñoo nekkoon ci ginnaaw désinformation bi. ñu jógee ci affaire Batiplus boobu bi Christian Chabel jiite dañuy ñëw ci benn affaire ñu dippee ko affaire Iba Thiam Dame Amar et compagnie jàpp leen ni que bésu 3 avril muy vendredi 3 avril ci guddi am na benn ñaawteef boo xamante ni amoon na fii ci Dakar ci benn appartement bi nekkoon foofu ci Almadies ñu tuddee ko immeuble Garden kooku di Dame Amar di doom ci Ahmed Amar jiite woon fii NMA Sander amoon na soirée privée bu mu fa utilisé woon ba overdose mujj fa am ci soxna soosu Iba Thiam si la ñàkkee woon bakkanam jamono jooju nag depuis boobu ba léegi ñoom Dame Amar ak compagnie mooy ñi mu àndaloon ci biir soirée privée boobu ñi ngi leen defoon sous mandat de dépôt mais boobu ba tey yaakaar naa ni enquêteurs yi ñi ngi woon teg seen tànk pour xam kan moo leen doon fournir drogue boobu ñu doon jëfandikoo ba drogue boobu sax tax Iba Thiam ñàkk bakkanam jàpp leen ni que samedi 30 mai bii ñu génn kooku di présumé fournisseur drogue boobu section de recherche def nañu liggéey bu mag et gagné nañu gros ndaxte teg nañ ko loxo ñu ngi ko tegee loxo foofu nag ci cité Biagui muy benn cité bu nekk soo jëmee aéroport bu njëkk ba ci yoonu Yoff foofu lañ ko tegee loxo ginnaaw bi ñu defee percussion bi ci biir këram nag fekk nañ fa juróom-ñaari boulettes yoo xamante ni cocaïne moo ci nekkoon ba pare fekk fa ay laam yoo xamante ni moo doon walla dagg loolu di drogue bi maanaam ak yeneen affaire yoo xamante ni ba tey bi mu defee garde à vue am ci procès verbal bi suñ ci sukkandikoo li ñu jot a jot kooku di David Dieng moo doon principal fournisseur de drogue boobu ñu jàpp leen ni que xam nañu aussi mi ngi ci benn réseau de trafic boo xamante ni bu mag la diggante boobu nag Guinée-Bissau la Nigéria la Bénin ak Brésil kooku daal di David Dieng di fournisseur de drogue boobu doon livré ñoom Dame Amar ak ñoom Poupette ñoom Diadiatal ki leen doon fournir drogue boobu nag muy David Dieng yoon teg na ko loxo kan moo ko teg loxo nag muy waa section de recherche jamono ji nag ñi ngi bàyyi enquête bi wéy ñi xam fan la ñuy mujjee donc jàpp leen loolu mooy rebondissement boo xamante ni indi loon leen ko ci affaire Iba Thiam mi ñàkkoon bakkanam te Dame Amar jiite woon loolu luwe woon appartement bi. foofu dañuy dem ci affaire aide alimentaire yi gis ngeen ni que bi fi mbas mi daanoo suñu réew bi muy Covid-19 le président de la République son excellence Macky Sall dafa jógoon jël ay ndimbal yoo xamante ni mi ngi ko jagleeloon ménage yu sénégalais yi maanaam peuple sénégalais yi ñuy jagleel leen ay ménage bi ñu tegee commission bi nag kooku di François Ndiaye muy général François Ndiaye moo ko jiite woon mais suñu sukkandikoo ci kaddu général François Ndiaye jamono jii ñuy wax ak yéen nee na état bi compté na yokkaat lu toll ci 100 000 ménages maanaam ñi jotoon jot am na yeneen 100 000 yoo xamante ni dinañ leen joxaat aussi ndimbal maanaam ci wàllu ceeb diwlin ak suukar ngir ñu jàppandikoo ko ci jamonoy Covid-19 bi di coronavirus muy ay kaddu yoo xamante ni ki jiite comité de pilotage suivi pour distribution aide alimentaire boobu di général François Ndiaye moom moo koy wax.
ci wàllu aide alimentaire yooyu la ñuy jublu gis ngeen ko bi ko président waxee ba séddale bi jub boobu ba tey coow jug na ci bu bare coow bu bare ñii di naan dafa am njublan ñii di naan dafa am njuuj njaaj mais jàppale ni que dañuy gis ni que aide alimentaire boobu lu toll ci 40 tonnes jëm ci wàllu ceeb dafa réer 40 tonnes nag la ñuy wax lu jëm ci wàllu ceeb dafa réer fan la réeree ndaxte 40 tonnes diis na lool ba nga xamante ni war na mën a réer donc loolu ku ci bëgg a am xibaar bu la leer da ngay dem ci sa site boobu di vipinfo.net ba tey dañuy continuer ci aide alimentaire boobu jamono yooyu ñu ko génnee wàllu transport bi jaamoon nañ ci baaraamu tuuma kii di Mansour Faye waaye jàppale ni que jamono ji ñuy wax ci wàllu transporteurs yi Mansour Faye génnee na cravache am teg ko ci kaw Idi Thiam ak képp koo xamante ni daf ci taxoon kon ku bëgg a xam lépp lu la ci leer rek ci wàllu aide alimentaire yooyu cravache boobu Mansour Faye yëkkati nag teg ko ci ndoddu Idi Thiam ak ñeneen ñi da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net. scandale mu jëm ci scandale foncier jamono ji ngeen gis yëpp gis ngeen presse bi yëpp ñu ngi nekk ci waxtu benn scandale foncier boo xamante ni am na foofu ca littoral ba maanaam jëm ci wàllu corniche ba muy ay suuf yoo xamante ni suufu askan bi la suufu réew mi la ñu jël ko séddaloo ko pàccoo ko jox ko ay politiciens scandale boobu nag yëngal na réew mi ba nga xamante ni Barthélémy Dias yëkkati na ci ay kaddu préfet de Dakar yëkkati ci ay kaddu waaye jamono ji kii yor domaine di Mame Boye Diao moom la ñu jam baaraamu tuuma ñu ngi koy xamal ni que Mame Boye Diao bu mu jaawlee domaine public national ak propriété privée maanaam domaine public national mooy loo xamante ni ñëpp a ko bokk ñëpp ko moom ak propriété privée boo xamante ni benn nit dong ko moom loolu nag moo tax ñu ne Mame Boye Diao dafa maye suñu suuf pasare ko pàccoo ko ak ay politiciens ba tey suñ fa jógee ndaxte tey bi ñu xëyee tamit gisaat nañu morcellement CICES buy Foire de Dakar gis nañu ñu ngi koy morcelé di ko dagg di ko joxe ay terrain yoo xamante ni ci ay yeneen politiciens lañ koy jox ba jëm ci forêt classée bi nekk ca Mbaaw ak bande filao bi nekk ca Guédiawaye muy scandale foncier boo xamante ni bu mag a mag la mi ngi perdurer ci biir réew mi jamono ji daal askan bi jóg nañu xam na ni que li nit ñi moom muy domaine public domaine national am na ay njiit yoo xamante ni ñu ngi koy jël di ko pasare te ñoom nee nañu duñ ci bàyyi noonu danañu jóg wax ci ba waa Y'en a marre gis nañu ñu génn ci ñu bëri ay opposition bi ñu ci bëri ñu ngi génn di ci wax muy scandale foncier boo xamante ni daal ki ñu ci jàm baaraamu tuuma muy directeur du domaine di Mame Boye Diao mi ñu jàpp ni dafa jaawle domaine national ak propriété privée kon Mame Boye Diao jamono ji yaakaar naa ni war na am ay comptes yu mu rendre le président de la république maanaam ci wàllu littoral yi suuf yi naka lañ ko joxee ndaxte loolu domaine national la. timit di beneen scandale boo xamante ni ëpp na weer ñu ngi koy wax ci Sénégal muy contrat bi dox ci diggante Akilee ak Sénélec contrat boobu nag yaakaar naa ni mi ngi gën a xëy di jur ay coow ndaxte yenn saa yi ñu ne trouvé nañu terrain de négociation yenn saa yi ñu ne dañuy arrêté contrat bi mais ba tey ji yaakaar naa ni war nañte xamul fu bëtam di mujjee ndaxte ba léegi dara leeragu ci mais ñi ci génn nag jam nañu baaraamu tuuma kii di Matar Cissé ndaxte nee nañu kafaar yi commencé na infecté société bi maanaam kafaar yi maanaam mbóot yu lëlmbéj loolu ci biir contrat boobu nga xamante ni dox na ci diggante Sénélec ak société boobu di Akilee maanaam tey na xel ci kanamu askan bi ba tax na mbóot yooyu daal ñu ngi waaj a génn ku bëgg a xam lu ci xew mi ngi ci seen biir site boobu di vipinfo.net su jëmee ci wàllu sport nag mi ngi jëm ci doomu Sénégal boobu ñu dippee Idrissa Gana Gueye te muy yëngu foofu ci club ba nekk ca France ñu dippee ko Paris Saint-Germain gis ngeen semaine bi ñu génn yëpp am na ay rumeur yoo xamante ni ñi ngi koy circuler ci presse bi di naan Idrissa Gana Gueye daal dafa war a quitter PSG pour dem yoonam ginnaaw nag biñ ko harcelé ci wàllu rumeur yooyu yëpp Idrissa Gana Gueye nag ubbi na gémmiñam briser le silence nee na wax naak Leonardo mais la ca topp ku bëgg a xam fu mu nekk da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net di nga ci am information yu leer te clair nag di beneen xibaar boo xamante ni mi ngi soxal doomu Sénégal boobu bi nga xamante ni boobu ba léegi mi ngi nekkoon Paris nekkoon sous contrôle judiciaire muy Lamine Diack jiite woon fii IAAF Lamine Diack nag jàppale ni jamono ji ñuy wax ak yéen justice française ubbi na dossier bi maanaam ñu ngi koy jugé semaine bi ñu génn yëpp jàkkaarloo nag juge ak enquêteurs yi ba mu fa demee nag yaakaar naa ni li njëkk a feeñ maanaam mooy ay SMS maanaam ay message yoo xamante ni yónnee woon na ko loolu moo ko enfoncé ginnaaw loolu nag bi ñu jógee tey nee nañu Lamine Diack dafa doon utiliser xaalisu russe di ko financer politique gu Sénégal ba jàpp si sax nee nañu am na ay milliards yoo xamante ni yëkkati woon na ko investir ko pour daaneel nguuru Ablaye Wade mais ginnaaw tuuma yooyu bi ñu ko yëkkatee Lamine Diack brisé na le silence maanaam tontu juge yi devant juge yi génne na réponse am jox ko juge yi ku bëgg a xam lan la tontu juge yi nag information bi mi ngi ci seen biir site boobu di vipinfo.net ba ci noppi doomam boobu di Massata Diack moom it xam nga amoon na mandat bi ñu déposé woon contre moom mandat international pour ñu jàpp ko mais jugement bi ba tey jii lu ci jaaxal ñëpp mooy Lamine Diack boobu Massata Diack di moyes boobu ba tey jógeewul Sénégal mi ngi toog fii ginnaaw loolu dégg nañu avocat am di maître Moussa Sarr moom it génn na joxe lu waral Lamine Diack mandat international boobu ñu déposé ci kawam moo tax demul fële ca France fekkee ji jugement bi ñuy jugé baayam bi di Massata Diack jàppaleen daal Massata Diack moo fi jiite woon IAAF dafa am scandale financier boo xamante ni ci wàllu corruption lañ ko jiiñoon ci wàllu athlétisme wàllu sport
xotti lu bëri loo xamante ni koppar bu bëri da ko doon laaj pour ñenn ñi di mën a qualifier wala seen dëkk di mën a am ay médailles mais ginnaaw loolu nag comme Lamine Diack mi ngi devant le juge mais li ñuy njëkk a jàpp ci xibaar daal mooy ay SMS ñoom ñoo ko enfoncé waaye moom it tey brisé na le silence mooy comme ni ma leen ko waxee xibaar yëpp ngi si seen site bii nga xamante ni muy vipinfo.net. kawteef bi nag benn diryanke la boo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Adama Sylla diryanke boobu nag yaakaar naa ni ba diryanke di concurrence accuuraay gongo di nemmali di xool ni ñuy téye seen jëkkër moom nag gisul woon lenn lu dul def doon benn dóorkat bu mag maanaam benn escroc njuuj njaaj Adama Sylla boobu nag di diryanke boo xamante ni moo envoûté woon Dakar yaakaar naa ni teg nañ ko loxo gars yi ràññee nañ ko bu baax xam nañ ko jamono ji muy kawteef bu mag muy diryanke boobu di Adama Sylla nekkoon ci biir Dakar di ko envoûté di ko lëmbe muy dóorkat bu mag a mag xibaar yëpp a ngi ci seen site bii di vippeople.net. kawteef ginnaaw bi ngeen déggee semaine bi passé yëpp mu doon affaire Prodac ak prostitution muy association de malfaiteurs boo xamante ni amoon na foofu ca Point E te benn chinois jiite woon ko ginnaaw bi leen yoon tegee loxo kooku di chinois bi dirigé woon immeuble boobu nga xamante ni proxénétisme moo fa amoon association de malfaiteurs muy yooyoo yoon jugé na ko moom ak vigilam daan na leen ñaari weeru kaso yoo xamante ni dañ koy tëdd ginnaaw nag xale yu jigéen yi fa nekkoon di jaay seen bopp di def naka sudul noonu ñoom it yoon teg na leen tëj na leen ci diiru fukki fan ak juróom maanaam muy 15 jours de prison ferme muy affaire de scandale sexuel boo xamante ne amoon na foofu ca Point E muy association de malfaiteurs ak proxénétisme di chinois boobu jiite woon ko di yooyoo yoon tëj na leen ñaari atu kaso xale yu jigéen yi ñu ngi ci fukki fan ak juróom yoo xamante ni danañ ko tëdd ci biir kaso bi. di beneen kawteef xaw ma adunay waaj a tukki wala man maa jommi kii nag benn yaay la boo xamante ni dañ ko bett moom ak doomam ñuy sëy maanaam une mère surprise en flagrant délit avec son fils en pleine ébat sexuel doy na waar ku bëgg a xam daal naka la neen ak actualité bi fan la ñu mujjee da ngay dugg ci sa site bi di vippeople.net lépp a ngi ci biir. scandale foncier boo xamante ni tuddoon nañ ci turu kii di porte parole du xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre mais ginnaaw bañ ko tuddee turam moom génnoon na janook presse bi mais bi muy janook presse bi ñu bëri dañuy foogoon ci loolu lay tontu waaye boobu tontu ci indi na ci ay leeral nee na xalif bi moo ko joxoon ndigal pour mu génn wax ak chef de village yeeg chef de quartier yi waaye ginnaaw loolu bu mu amee gis nañu kii di Touba Diop nag bu mu génnee def na benn sortie bu mag mais bu mu defee sortie boobu yaakaar naa ni dafa setal kii di porte parole xalif des Mourides di sëñ Abdou Khadre sëñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké yaakaar naa ne setal na ko moom la ñuy wax Touba Diop laaf sëñ Abdou Khadre à grande eau ci scandale foncier boo xamante ni ñu ngi ko doon tudd. ci nag di beneen xibaar boo xamante ni mi ngi jëm fële ci célébrité boobu nekk ca Mali ñu dippee ko Diaba Sora mu doon benn célébrité boo xamante ni dañ koy gis ci loo xamante ni ci luxe lay yëngu am na ay photom daal yoo xamante ni génn na ci presse bi maanaam nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci site internet yi muy ay photo yoo xamante ni c'est hyper sexy maanaam ay photo yoo xamante ni mi ngi ciy wane loo xamante ni sexy donc moo ci nekk muy Diaba Sora boo xamante ni muy saaru malienne boobu nga xamante ni dañ koy gis ci ay jet privé di ko gis muy def ay voyage entre Dubaï nekk fashion victime moom daal am na ay photom yoo xamante ni jamono ji mi ngi ci réseaux sociaux yi mais ay photo yoo xamante ne c'est hyper sexy jamono ji daal yaakaar naa ni photo yooyu ñooy exploser la toile de la presse people africaine koo bëgg a xam photo yooyu baa gis photo yooyu da ngay dugg ci sa site bii di vippeople.net mbaa vipinfo.net xamante ni ñu ngi ko dippee noirceur d'ébène jamono ji nga xamante ni xale yu jigéen yu ñuul yi garder seen teint naturel ñu ngi concurrence ak xale yu jigéen yu xeesal yi fii nag dañu def benn top 10 boo xamante ni mooy acteurs yoo xamante ni ñu ngi jouer film ak cinéma ci Sénégal ñu wone si top 10 yoo xamante ni ñoom nee nañu dañuy préférer garder seen teint naturel maanaam ñuulaayu kaaba ba la ñuy préférer garder ñoom dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllu xeesal muy top 10 des noirceurs d'ébène des acteurs de cinéma du Sénégal ku bëgg a gis photo yooyu ak top 10 boobu ñan ñoo ci bokk da ngay dugg ci sa site bi di vipinfo.net firma boo xamante ni mi ngi jëm ci ki affaire bi ñu dippee woon affaire Diop Iseg et Dieyna Baldé jàppale ni que jamono ji gis nañu Diop Iseg bi mu defee benn sortie ay naatangoom génnee ko muy communiqué jàpp nañu foofu ñu ko denc ci Rebeuss moom dafa doon souffrir ndax dafa am benn garde pénitentiaire boo xamante ni da ko doon métital lool ba nga xamante ni bi muy nettali loolu sax yaakaar naa ni ay rongoñam tuuru na ki mu ko nettali génnee ko ci presse bi mais fii ñuy wax ak yéen jàpp leen procédure bi xam naa ni léegi mu changé léegi ñu gis bonheur ci wàllu Diop Iseg ginnaaw Dieyna Baldé bi nga xamante ni Diop Iseg mooy bàyyi doomam bi ko porté woon plainte yóbbu ko fa ginnaaw bi mu retiré plainte bi jamono ji daal ñi ngi négocier pour Diop Iseg am liberté provisoire xam naa ni ci ay fan yu néew rek dina ngeen gis Diop Iseg am liberté provisoire muy beneen xibaar boo xamante ni ñu ngi leen ko
indil ci Temps Show. Ngoundiane nag su ngeen jàppee am na benn xale bu góor buy wuyoo ci Ibou Faye nag deful dara fi nit ñi jàppee fête des mères di teral seen yaay di tarbiwu seen yaay moom nag dafa jàpp yaayam ren di ko xateet bi ñu jógee ci loolu bi ko yoon tegee loxo nag Ibou Faye ñëw na di wax naka la décapité yaayam maanaam daggate ko ay morceau ku bëgg a xam suite bi da ngay dugg ci sa site boobu di vippeople.net. beneen xibaar boo xamante ni mi ngi soxal kooku di ministère de la santé ndaxte jàpp nañu dafa am ay cas de décès yoo xamante ni ba mu amee ba tey sous silence lañ koy déggee maanaam am na loo xamante ni ñu ngi ko ciy nëbb ba gis nañ ci benn manque de transparence ba tax na ñuy jëm baaraamu tuuma communication boobu nga xamante ni mi ngi soxal kii di ministère de la santé maanaam jàpp nañu daal am na communication boo xamante ni transparence amu ci ndaxte dañuy jàpp ni que am na ay décès yoo xamante ni sous silence lañ ko waxee lan lañ ciy nëbb lan la ñu bëggul mu feeñ ci askan bi bëgg nañu mu leer jàpp leen ñi daal mbootu communication ministère de la santé mi ngi commencé wadd par benn bi fi Covid 19 bi daanoo ci réew mi ba tey muy xibaar boo xamante ni mi ngi seen site bii di vippeople.net. xibaar boo xamante ni mi ngi soxal ministère de la culture bi nga xamee ni président de la république yëkki na lu toll ci ñetti milliards muy ndimbal boo xamante ni jagleel na ko képp kuy acteur culturel nekk ci Sénégal ñu teg ko ci loxo ministre de la culture bi nga xamante ni Ablaye Diop moom moo ko dirigé ak dagem di Koundoul ak Aziz Dieng bi nekk foofu ca SODAV di conseiller ci ministre de la culture jàppale ni ministre bi nag teg na benn comité de pilotage boo xamante ni ñoom ñooy saytu naka la ñuy répartir xaalis boobu ba mu egg ci acteurs culturels yi ci comité de pilotage boobu ñu teg nag jàppale ni que bépp association boo xamante ni yaa ngi ci benn secteur culturel bu mu mënta doon muy musique di art visuel di cinéma di art plastique ñoom ñëpp représenté wu ba teg seen comité de pilotage ginnaaw bi ñu defee répartition bi nag gis nañu musique moo gën a ëpp doole ci culture ci wàllu Sénégal yëkkati nañu lu toll ci 1 milliard boo xamante ni jagleel nañ ko acteurs yoo xamante ni dañu affilié wu ci SODAV ak 500 millions yoo xamante ni mooy acteurs yoo xamante ni non inscrits la ñu bokkuñu ci benn association bokkuñu ci benn filière boo xamante ni am na fi mais ginnaaw comité de pilotage boobu bu ñu réunir juboo nañu ci kàddu jël comme musique la rek amul xàjj ak amul seen ni ñu koy waxee musique amul frontière boole nañu 1 milliard 500 millions yooyu tegaat ko ci loxo SODAV léegi su ko defee nag association bu nekk ñëw indi représentant ñu saytu ko ba nga xamante ni partage lañ koy def benn partage boo xamante ni képp kuy acteur culturel di yëngatu ci wàllu musique di nga ci jot sa wàll muy geste boo xamante ni déjà association bu mel ni Omart mi ngi koy saluer di remercier le président de la République par rapport ak li mu def di ci ñaan ñi def ci benn répartition boo xamante ni day am transparence am équité ba nga xamante ni suba kenn du ŋàññi culture bi ndaxte Ablaye Diop bi mu fi teewee ba tey gis nañ jéego culture bi mi ngi gën a yokku SODAV aussi seen liggéey mi ngi gën a amélioré pour que musique bi mën a doon benn bañ a doon pëccëxoo bañ a doon rëbëjoo muy information boo xamante ni indil na leen ko ci semaine bi mi ngi ci seen site bi di vipinfo.net. leen xibaar boo xamante ni mi ngi soxal kii di promoteur bu mag boobu dëkk ca Petite Côte du Mbour di Luc Nicolas ginnaaw bi ko caabi féete woon ginnaaw ñu tëjoon ko foofu ca prison Saint-Louis bu mu ñaanee pour ñu transférer ko indi ko fii ca Thiès ndaxte amul ay mbokk ca Saint-Louis mbokkam lañ fa sore comme ci Mbour la dëkk indi woon nañ ko fii ci magu Thiès bu ñu ko indee ci magu Thiès nag ginnaaw loolu amoon na malaise ba ñu évacuer ko fële ca urgence hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu nekk foofu ca Thiès ginnaaw bu mu jógee ci urgence ba nag bu ñu defee consultation yi delloowaat nañ ko ca prison boobu mais ba tey ñi ngi koy ñaawlu ñu bëri ñu ngi daan pour ñu sukkandiku pour ñu ñaan grâce yàlla may ko liberté provisoire ñu koy ñaan état bi di ko ñaan ministre de la justice ñu yor kayit bi comme ni ñu mayee Bougazelli liberté provisoire. leen indil nag moom la leen seen émission bi di Temps Show mi leen di defar récap de la semaine indiloon muy ay xibaar yoo xamante ni yu leer te dëggu muy seen site yooyu di vippeople.net mbaa vipinfo.net su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés cloche de notification bi su leen neexee tamit mën ngeen télécharger bu ci nekk application da ngay dem télécharger vippeople.net mbaa nga télécharger vipinfo.net ngir jot ay xibaar yu dugg merci je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre numéro de votre émission Temps Show.